téléspectateurs yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal Abou Mbaye moom mooy coordonnateur du front pour le sauvegarde du front de sauvegarde du littoral de Guédiawaye di la dalal jàmm ci plateau kennu askan wi Abou. jërëjëf Malick Cissé di la nuyu bu baax di nuyu tamit téléspectateurs yi ñuy seetaan ITV. alors ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu littoral bu Guédiawaye coow li bëri na temps yële coow li gënoon na takkarnaase mais fan yi tamit dafa mel ne yéen tamit bàyyi woo leen mbir mi loolu yëpp daañu ko yaatal ci kanam tuuti waaye dañuy ñëw si tolluwaayu coronavirus bi gis nga aussi mbir mi di gën a jéggi doyo Sénégal am téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari nit yu si ñàkk seen bakkan tey jii rek am nañ juróom-benn fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ni ay cas positif la ban appréciation ngay def si feebar bi. waaw jërëjëf Malick pour cette invitation donc aussi occasion bi ma may mu waxtaan ak sénégalais yi mais ñun coronavirus bi maanaam gestion Covid bi dañ ko yàgg naqarlu ni ñu ko yoree maanaam tey jii nii yàlla daf ñuy jox dëgg ndax au début ñun dañ doon wax naan président de la république muy Macky Sall ni mu jëlee woon dogal yi ñun ànduwuñu ci woon ñoo jàppoon ni coronavirus dafa nekk benn feebar bi nga xam ne askan bi xamuguñu ko woon donc il fallait que ñu yee leen ci la mooy coronavirus ba pare comme dafa am ay jumtukaay yoo xam ne daf koo laaj ngir ñu mën a xeex ak moom attu ko ñu def distribution gratuite des masques d'abord aussi gel yi mën a accéder fu nekk mais tey jii nii maanaam bu ñu demee ba coronavirus nu ñuy xeex ak moom nga dégg ci ceeb nga dégg ci ñu dem tamit ci à la fin que ne nga dégg président de la république taxaw ne il faut vivre avec le virus. Je pense que ne loolu daw responsabilité la. moo tax tey jii nii. mais loolu est-ce que daw responsabilité la Abou yow tamit su président de la République demee ba ni. il faut apprendre à vivre avec le virus. loolu du daw responsabilité yow loolu nga jàpp. waaw man loolu laa jàpp xam nga lu tax. xam nga tax ma jàpp loolu. parce que corona mënuñoo jàpp ne coronavirus dafa am ci benn jéego bu mu doon jël. ñu ne am na fenn foo xam ne bu fa eggee muy pic bi. maanaam dafay gën taxarnaas yi mais foofu noonu nga war a gën a maanaam foofu nga war a gën a indi ay mesures indi ay maanaam nan lañ koy xeexee. indi maanaam vraiment nan ngay ñaaxee askan bi nan nga leen di joxee doole. préparer leen pour ñu xeex mais est-ce que aussi président de la République wuyuwul bëgg-bëgg askan bi nga xamante ni ñoom dañ ni woon vraiment ñu bëri si ñoom. ñu gis ni restrictions yi commencé woon na leen sonnal te aussi suñ koom-koom aussi commencé woon na ko yëg moo tax président de la République jël dogal aussi nit ñi mën a dellu seen activité ndànk-ndànk en respectant les gestes barrières. waaw je suis d'accord ndax restrictions yi tamit xawoon na dis ci askan bi waaye man lenn laa opté woon muy maanaam waroon nañ di xeex feebar bi waaye tamit ñu bañ a tëj nit ñi seen kër yi comme couvre-feu bi ñu doon wax à 8 heures ndax askan bi ñu ci bëri maanaam boo jëlee 70% secteur informel la ñuy xëy di yëngu maanaam ay góorgóorlu lañ dañuy xëy wuti wari ko seen i kër mais ñooñu kooku noonu boo ko tëjee da nga koy andil problème man la laay gisoon muy maanaam dañuy respecter les mesures barrières maanaam distanciation sociale bi. mais nag. amul couvre-feu distanciation physique bi mais amul couvre-feu amul yenn mesures yoo xam ni maanaam tey jii nii dafa xaw diis ci ndoddu askan gi loolu moo tax mesures yi mu mujjoon jël yëpp dafay mujj daanu ci suuf nu tax ndax maanaam askan bi dañuy dem ba dañuy lott ci restriction yooyu noonu loolu moo tax tey jii nii boo déggee coronavirus bi mu ngi gën a am tànk di gën a am jéego jëm ci kanam mais parce que ni ñu ko doxalee moo baaxul gestion bi moo baaxul. waaw ndax tamit tey jii dañoo nekk ci àdduna bi nga xam ne lépp waxtaan la ak oyofal dara waroo ko dëgëral ci surtout li nga xam ne sunu dëkk yi nga xam ni jeunesse bi moo ci ëpp doole ak sànq li ma ko waxee ay góorgóorlu yi ñoo ci gën a taxu. waaw alors Abou Mbaye yow yaa jiite li ñuy wax front de sauvegarde du littoral de Guédiawaye. lu mu ëmb. waaw front pour la sauvegarde du littoral de Guédiawaye nag. depuis 2016 la. donc depuis 2016 dañoo seetlu woon depuis en 2009 dañoo seetlu woon dans un premier temps que filao yi dañ ko doon gor dañu ko doon gor du ñenn ñu lu woon askan bi la woon ñoo ko doon gor ñii doon ko gor di ko dem di ko jaay dibiteurs yi ñii di ko gor di ko toggee di ko def ay mat di ko toggee. ñun nag suñuy coobare ñu def ci ay journée de sensibilisation di yee askan bi dem ba bàyyi ko mais dañoo gis fin wu régime Wade ñu gis érection ay kër.
ci filao bi ñu alerté commencé ci xeex gis ci ay responsable régime bu ci bëri ñu commencé am kër foofu ñu commencé xeex ba ñu arrêté loolu. ba ñu dem ba 2016 coow li commencé taqarnaasi ñu dégg ay nit ñu leen di jox ay 7 hectares pour l'élection d'une université ñu commencé xeex ci la collectif bi ma jiite juddu. muy collectif bi nga xam ne dafa commencé gàddaay. ba amoo droit. ñu sensibiliser waxtaan ak notable quartier yi ak chef de quartier yi ak association yi nga xam ne dañuy woy ci mbirum environnement. ñu si lañ teg benn collectif boobu nag si la ñuy def ay RPI doon sensibiliser askan bi ba tey jii nii yàggul donc récemment si lañ dégg kat que ne vraiment filao yi ñu ngi koy dindi ba pare ñu ngi fay tabax ay kër ñu ngi jox ay nit ay hectares ñu ngi jox ay fonctionnaires ay hectares. BRT dans un premier temps 4 hectares lañ laajoon. laaj 2 laajaat 2. donc te pourtant base de vie lañ laaj. yow amoo si. non man. kenn jox la si. non c'est-à-dire que man musuma laaj ñu jox ma foofu terrain parce que. ba parfois da ngay dégg nit ñi naan la saa waay foofu jeex na te ñu laa jox sa terrain rek affaire man musuma gëm loolu man damaa gëm ne dañoo nekk ci benn dëkk. te maanaam aussi xale yi muy les futures générations dañ ci am wàll moo tax am na leen li nga xam ne ñun dañ leen ko fi war a bàyyil te tamit Dakar gis nga nu mu tàngee tey. xam nga tax mu tàng amatul poumon vert. mari day taali foofu bu ñu ko dindee renouveler wu ñu kii bi dafay gën a tàng avec les changements climatiques. dafay gën a tàng. alors le littoral de Guédiawaye lan nga mën wax suñu mbokk téléspectateurs yi littoral de Guédiawaye fan ak fan la. fan ak fan la. waaw littoral de Guédiawaye boo ko déggee dafa commencé cité Gadaye. ndax cité Gadaye foofu moo am frontière ak Yeumbeul Nord mooy la commune de Wakhinane Nimzatt ak Yeumbeul Nord foofu la frontière bi commencé. léegi mu jógee foofu dem ba amoo 3 muy fu ñu naan Malibu. foofu mooy littoral de Guédiawaye moo tax dafa commencé commune Wakhinane Nimzatt jaar commune Ndiarème Limamoulaye jaar Sam Notaire. daal di jeexee golf loolu mooy le littoral de Guédiawaye mu nekkoon benn bande de filao bi nga xam ne au-delà de taar bi mu doon taaral Guédiawaye mais aussi maanaam dafa nekkoon bërëb bi nga xam ni xale yi sax dañ fa daan dem di réviser ñenn ñi daan fa dem am fa ay terrain yoo xam ne dañ doon def culture maraîchère ñii di fa dem di fa entraînement we ñii di fa dem di fa jëlee ji ni ñu koy waxatee filao yi nga xam ne dañuy waaw pour seen i xar maanaam njëriñ bi daal bëri woon na te maanaam su ma indee rappel tuuti damay dégg ñu naan filao yi dañ ko defoon pour mu fixer les dunes de cible loolu amul je défie quiconque te maa ngi dégg sax sunu maire commune toog RTS di ko wax non dune de sable yi après la voilà dune de sable yi après la maire Wakhinane Nimzatt mu ngi ko doon wax mais dune de sable yi après la c'est-à-dire que filao yi dañ ko defoon les colons ñoo ko fi defoon pour mu lutter contre l'avancée de la mer loolu la woon mais ñu dem ba ci yàgg gis ne zone boobu kat ak avec la zone des Niayes aussi war nañ fa mën a def culture maraîchère ñu gën a dooleel filao yi ba en 1990 sous le régime socialiste en 1990 je pèse bien mes mots donc si lañ classé zone boobu Abdoulaye Wade ba mu ñëwee si la créé code environnemental mais le code environnemental dafa gën a dooleel maanaam forêt boobu ne kenn waru ko laal dañ ko war a protéger. Et je me rappelle même le shérif Macky Sall avait ce projet de cimetière là mais le président Abdoulaye Wade dafa bañoon. ne ko foofu kenn du fa laal. je me rappelle très bien de ces expressions quand il lui disait que ne si tu touches à ma bande de filao je vais te tirer les oreilles. expression boobu la utilisé woon au maire de Guédiawaye. alors Abou yow nga jiite front pour la sauvegarde du littoral de Guédiawaye. gis nañu aussi fan yi ngeen doon yëngal di yooxu. amaloo ngeen sax bëggoon ngeen amal marche. mbir mi daf mel ne sotteegul ba léegi de. waaw marche bi nag ñu ngi ko waroon def mercredi passé. waaye ak mbas mi donc aussi préfet bi nanguwul maanaam ñuy dajaloo même ba ci réunion yi sax dañu ko tere. nangul dajaloo bi moo tax marche bi boobu ba léegi février ba léegi mënuñu koo def. alors voilà waaw février ba léegi février lañ ko njëkkoon bëgg def après coronavirus bi ñëw. ba tey jii mënuñu koo def. alors seen mouvement bi. wala front bi est-ce que raxul politique. déedéet musul rax politique ndax nu tax ma ne la mu tax ma ne la. Abou nu tax ma ne la raxul politique. oui am na ay membres yoo xam ni sax ñu ngi biir APR ñu ngi ci biir front bi.
am na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak Racine Talla ñu ngi topp sama ginnaaw ci front bi. ñoom tamit maanaam ñuy caxatee littoral bi ànduñu si. ànduñu si parce que am na ñi nga xam ne tey jii nii ñoom dañu jàpp ne combat citoyen la te am maanaam même ba ci dossier wu Racine Talla bi sax maak moom ba ñu naree dem justice sax je pense que ne ay membre APR ñoo gën a topp sama ginnaaw ko yeneen membre pour te montrer que ne lii combat citoyen la. waaw bokkul ak le mouvement Réccu Fal Macky bi may jiite. lii c'est un te lii moo jiitu politique bi may politique. te lii moo sos sax tey jii ñu tax ma créer le mouvement Réccu Fal Macky. moom muy xeex mais da ngay politique. waaw mais ça waaw mais xam nga soo gisee ma lay wax loolu. est-ce que du politique bi. moo gën a tax yow nga taxaw. bëgg a xar sa tànk tubéy ci wàllum littoral bi. est-ce que du politique bi taxul. non damay wax ak sama akulaay taala. maa ngi jàkkaarloog téléspectateurs yi. le front pour la sauvegarde du littoral de Guédiawaye moo jiitu le mouvement Réccu Fal Macky bi ma jiite. man am na nu mu doon demee du ma mës a politique sama àdduna. mais dama toogoon sama gox gis ci benn injustice ma ciy xeex. mais ci en 2016 quand on m'a cité en justice juste pour casser dynamique bi ñu nekk. après à un moment donné je me suis dit que ne il faut que aussi ma am benn connotation politique. pour xeex li ma bëgg a xeex. lan moo tax ñu yóbboon la justice. waaw lu tax ma kii woon justice mais juste que ne Tunkara moo ma invité woon. donc laaj ma ay mbir ma wax ko. muy te loolu dama ciy sañ mooy maanaam 7 hectares yi ñu waroon jox imam Massamba Diop bi nga xam ne mooy président ONG Jamra man ma taxaw ne déet waruñoo jox une personne privée autant d'hectares te askan bi ñoom ñoo moom suuf soosu. donc bu ñuy tabax na nekk loo xam ne c'est un projet d'intérêt public nga xam ne askan bi yëpp a ci am wàlla. mais pas des personnes privées ñu leen jox tant d'hectares loolu day laa doon xeex. waaw bañ cité ma ci en justice. alors su weesoo lépp li nga xamante ni yéen a ngi koy xeex ngir ñu mën a sauvegarder littoral bu Guédiawaye avancée de la mer bi aussi est-ce que yéen a ngi koy sóoraale bu baax di ko bàyyi xel. waaw xam nga avancée de la mer yi lenn rek moo koy arrêté. mooy ñu renouveler filao yi. bande filao yi te man je suis radical à ça man gëmuma ay aménagement ak yooyu noonu. man la laa gëm il faut que ñu renouveler bande filao yi. bande bi fu mu jaaroon ñu bàyyi ko fa. man loolu laa gëm amul sax di changer waat bande ak noonu. loolu nga gis loolu kese moom mooy la seule solution pour freiner l'avancée de la mer. waaw mais demal Guédiawaye en novembre nga xool novembre je te dis novembre au mois de novembre géej bi day ñëw ba laal VDN bi. man VDN 3 VDN 3 bi état bi def. mais c'est-à-dire que aussi gouverner c'est prévoir aussi tey jii nii VDN bi mën naa wax ne dans 10 ans géej gi dina ko song. mari day taali te li ñuy dégg ci yeneen dëkk yi ak changement climatique bi c'est-à-dire que tey jii nii bu dee vraiment da nga am une volonté politique da nga jóg ngir sa askan seen bëgg-bëgg ak maanaam jàppale leen ci lu ñu nekk ak seen i dëkkuwaay filao yi dañu koy renouveler waat te filao yi aussi xam nga durée d'existence am jeexoon na. parce que dañoo waxoon par 50 ans lañ koy renouveler mais durée d'existence am jeexoon na dañ ko waroon renouveler. dëgg la war nañ ko gor parce que dañ ko war a renouveler mais dañ ko war a renouveler waruñu ko dindi noonu. alors gis nañ aussi si littoral bu Guédiawaye bi ñi nga xamante ni moom mooy magistrat yi. jox na leen fa am nañ fa pàcc naka noonu waa syndicat des inspecteurs. des impôts et domaines. loolu aussi bokkoon na si lu leen metti trop. ba ngeen koy naqarlu saa su nekk. waaw mais effectivement parce que bon magistrat yi jox 4 hectares donc ci littoral de Guédiawaye ñun loolu xaw nañu jaaxal trop parce que ñu ngi xeex. parewuñu président de la République bind nañu duñu laal littoral bi tant que indul décret de déclassification ñu dégg ne magistrats yi am nañ fa cité 4 hectares. ñu dégg tentative d'octroi au kii nu ñu koy waxatee impôts et domaines. les inspecteurs au domaine. les inspecteurs 20 hectares. ainsi de suite c'est-à-dire que BRT sax on peut comprendre BRT mën nañ comprendre benn base de vie la. mais peut-être li ñu jaaxal kay mooy 2 hectares supplémentaires yi peut-être loolu war nañu ci mën a leeral. comme maire yi nee nañ def nañ benn collectif tamit tey jii nii man ce que je demande mooy lépp ñu gérer ko ak transparence ndax suufu askan bi rek du seen suuf. alors yow léegi responsabilité bi. kañ nga koy joxoñ carrément ñan nga ni nga jàpp ni. responsabilité bi ñoom la d'abord yéen seen maire bi. est-ce que waxtaanee ak moom. wala moom tamit ba mu leen dalalee lan la leen tontu. naka noonu aussi autorités yi. ban taxawaay dañ si waroon am. waaw mais c'est important parce que maire yi sax je pense que même Racine Talla waxtaan nañ ci mais li mu wax dafa ne ma sax affaire bi daf ko ëpp loxo
mais man dama jàpp ne tey jii nii kon daf ko ëpp loxo waaw moom moo ko wax donc moo ne affaire bi donc ci kaw la ñoo ko gérer muy état bi. léegi ñoom lu ñu mën moom mooy ñu proposer des projets d'aménagement pour leur commune ñoom loolu la ñu mën léegi ñu demander bu ñu demander ñu jox leen ay hectares pour leur projet comme par exemple nga ne commune Wakhinane Nimzatt bëgg na école bëgg na lii nga demander. léegi ñu jox la ay hectares nga aménager ko ñoom la loolu mais c'est-à-dire que tey jii nii responsable dama koy imputer le président de la République parce que c'est lui le garant de la constitution. C'est le garant de l'environnement. man moom laay jox responsable mais tamit littoral bi aussi avant président Macky Sall di ñëw aussi littoral bi mi fi woon quand même. waaw mi ngi fi woon. oui mais c'est-à-dire que tey jii nii état c'est une continuité. oui bu amee ay affaires daf ko war a corriger. parce que ñun ñu ngi doon xeex avant même régime bi. ñun peut-être suñu xeex ci responsable PDS la commencé. waaw kon tey jii nii bu ñëwee war na ko corriger mu sauvegarder littoral bi. peut-être xamuloon littoral bi mais ba mu demee ba xam littoral bi au moins tamit aussi peut-être génne na ay décret yoo xam ne nee na donc maa ngi fàttali ko en 2016 génne woon na benn décret nañu bàyyi tabax bi ci littoral bi je me rappelle très bien donc foofu il est animé de bonne foi. mais c'est-à-dire que aussi il faut que mu dem ba ci au bout de la logique ñu loolu lañ koy ñaan. kon nag la nga jàpp ne président de la République su génnee wala su kiiwee conseil des ministres. prononcé aussi littoral bi da nga jàpp ne daal mbir mi daal waru yem foofu. warul yem foofu. te donc maanaam loolu peut-être que ne day nekk ay calmant rek comme ni ñu koy waxee nit ñi dégg ko seen xel dal ba ma déggee loolu dama bàyyi woon xeex bi mais quand je vois le contraire gis ay érection des bâtiments damay jàpp ne tamit demul jusqu'au bout de la logique parce que man moo ma bindoon ne ma il va donner des instructions à son ministre de l'environnement. mais gisuñu ba léegi dégguñu ministre de l'environnement ñëw fa woo ma ne ma ana abu ana kii kañ ànd def visite mais ñun lu ñuy ñaan rek muy ñu reboiser bande des filao ñu renouveler ko. loolu kese la ñuy ñaan léegi ñi fa am ay terrain ak yooyu yëpp terrain yi ñu toj ko vraiment kër yi bopp yi ñu fa jot a tabax. ñu toj ko buñ leen mënee. mais loolu tamit dana doy waar de. mais buñ leen mënee dédommager. mais dana métti de. ñu dédommager non c'est simple parce que aussi. y a d'autres espaces yi nga xam ne du littoral mën nañ leen fa jox. te comme kër ay habitation la mais ñoom tabax nañ ba pare. yaa ngi fàttaliku li xewoon fii nii si. Cité Tobago. Cité Tobago si VDN bi. effectivement loolu tamit dana xaw doy waar de. mais loolu am na gàddaay tamit. oui am na gàddaay cité gàddaay. ñooñu kenn fan yii rek ñu doon. voilà yëngal ñooñu ku leen gën a mettile amul. ñooñu ku leen yooyu en fait amul ku leen gën a mettile mais tey jii nii je pense que ne fonctionnaires yi aussi ñoo ko def comme parce que littoral bi ñoom ñëpp a xam ne fu mu toll nii ku fay tabax da nga fay tabax d'une manière illégale ndax. décret présidentiel rek moo koy dindi ndax aussi nañu waxante dëgg bu ñu nekkee ci état de droit lépp yoon la am na zone yoo xam ni loi moo ko protégé comme la forêt de Guédiawaye vraiment foofu yoon moo ko protégé. kon ku fa tabax tamit ak ci coobare boobu nga xam ne yoon moo ko protégé nga tabax aussi bu leen mënee dédommager ñu de mais aussi lépp xamoon nga ko. alors am na solo aussi ñu aménager littoral bi. lan nga jàpp ni suñu autorités yi moom nañu war a def ci littoral bu Guédiawaye su ko defee askan bi nga xamante ne ñoo fay yeewoo gis seen bopp. waaw bon peut-être man dama aménagement man su ma koy wax. dama naan peut-être bu ñu demee ba mënul ñàkk donc bande de filao yi war nañ ko conserver benn partie bi donc beneen espace bi c'est-à-dire que bande de filao bi. maanaam am na benn côté bi nga xam ni tey jii nii tabax yi fa la ëppee pour maanaam bañ a daw maanaam pour éviter un peu les dommages comprendre nga foofu mën nañ fa aménager ay école par exemple Guédiawaye fu mu toll nii amatul école buñ fa tabaxaat tey jii nii école privée yi sax ñoo ëpp école publique yi. même boo ñëwee sama commune dans la commune de Wakhinane Nimzatt école publique yi école privée yi ñoo ëpp école privée yi donc état bi dafa war a tabaxaat ay école privée ak aussi marché c'est-à-dire que tey jii nii espace boobu ça doit nous permettre mu booster l'économie de la banlieue tey jii nii war nañ def ni ñuy defee exode di dem Dakar mais ñu koy toog banlieue ba ñu toog foofu di liggéey foofu di bay waar foofu mu am ay marché am ay centres commerciaux yoo xam ne dañ ko fay def mais lépp du ay kër rek mais daal régime bi lépp lu ñu xalaat rek mooy espace bu taxaw ñu tabax kër mais loolu du àdduna il faut nit ki tamit fu muy dëkk il faut mu am loo xam ne fa lay yëngoo maanaam pour mën ci dund mën cee tabax. loolu c'est le fondement. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi tey ji ñu ngi dalal Abou Mbaye moom mooy coordonnateur pour la sauvegarde du littoral de Guédiawaye mu ngeen participer ci émission bi
soo leen wootee si 33 824 428 06 alors Abou. su weesoo mbirum littoral bu Guédiawaye nga baal ma am na suñu mbokk téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo. Alaaji Malick salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam mbokk Kaolack bismillah. barakallah ñu ngi leen di ziar comme d'habitude. alhamdulilah delloo ziar. di masawu Sénégalais yi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp. amin amin jërëjëf. di la féliciter encore une fois di la wax bonne continuation. jërëjëf jërëjëf. Alaaji Malick. Sénégalais yi lépp lu dal rek. nga ni Sénégalais yi. lépp lu leen dal. ñoo ko teg suñu bopp. déedéet waay. lu tax. yàlla dafa wax ci alquran ne. baada auzu billahi min shaytaani rajim. inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. gis nga Sénégalais yi. il faut ñu taxaw wane comportement boo xam ne politiciens yi darañ xam ne Sénégalais yi seen réew am na lu mu leen jaral pour que politiciens yi mag ñu respecté. tant que génnewuñu ci suñu xel ak suñu bopp suñ moroomu góor di ñu may ay 100,000 ci ay 5,000 wala di ñu may ay saaku ceeb te moment boobu mu ñuy may donation yooyu mu ñuy jox alal réew mi la tibb. duñ jug mukk di continuer di dund ci situation bu difficile bi te kanam bi jëm nag kenn bëgg ko nañu waxante dëgg. Sénégalais yi il faut que ñu toogaat kenn ku nekk ci ñun dugg sa biir nekk yedd sa bopp. xam ne un vrai patriote dafa war a wote sans ñu jox ko aucun signe de vote dafa war a wote sans ñu jox ko benn dërëm dafa war a wote parce que réewam daf ko jaral ñu xool li ko fi naqari mu wote contre loolu xool li ko fi neex mu wote continuer ñu continuer. gis nga situation bii di dund Sénégal moo fi nekkoon téem bu nekk fi bëgg dem bu dëgg la jamonoy Senghor ak Abdou Diouf xaj na comme di xew léegi mondialisation ak siècle bi ñu nekk internet et tout mais yu gën a garaaw lii am léegi nañ doon am nañ ko wax te dee. suufu Sénégal bi ak espace yi Alaaji Malick man ka wax laa dëkk amul benn jardin boo xam ne mun naa julli timis jàpp sama jabar ci loxo jàpp sama doom ci loxo ñu ne nañ dem jardin sàngam toog fa. ah bon. te amul si mën naa la invité nga ñëw ko wax jël sa micro ak sa caméra. mais loolu baaxul ci environnement bi baaxul ci suñu wér-gu-yaram. muy continuer di nangu ñu jàpp suufu Sénégal yi xoolal Dakar ay mbedd yoo xam ne diggante mbedd kër bi ak kër matul sax presque laa lay wax ni 50 mètres. ana ministre bi nga xam ne moo yore wàllu dund doomu aadama yi ak ministre bi nga xam ne moo yore wàllu tabax ak ministre bi nga xam ne moo yore wàllu yoon kooku nga invité wax na benn wax sànq. Abou Mbaye. yaa ngi koy fàttali li xewoon Cité Tabago. mais yow Alaaji Malick yow yaa ma gën a xam ne amul benn chantier fii bu ñuy taxawal ci Sénégal lu dul moment biñ koy rëdd di ko fondement ba ñuy paree bër bu set autorité dina jaar ci mbedd boobu xam ne lii da tabax la lan moo tax moment boobu arrêté wuñ tabax bi. effectivement. mais sëñ bi dañu waxante dëgg ñu bañ a naxante médecin après la mort amul benn njëriñ. ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf. entre nit ak nit du ma wax sax entre jullit ak jullit parce que xam naa ne ñu bëri ñu mel ni man tey seen xol yi bu ci ak njullit nekkoon tuuti lii ñuy def duñ ko def. xoolal boo duggee ci Dakar yenn quartier yi ay homme politique ñoo détourné alalu Sénégalais yi tabaxee ko Sénégal continuer di ko luyee Sénégalais yi bu ñu fayul la fenk ñu génnee leen. te kooku noonu def loolu amalu njëriñ benn réew mu fayul benn impôt. fayul benn droit. Massamba mi mu jël sax teg ko ci kër googu pour mu luye ko Alaaji Malick sax wàccewul ak moom yoon defalu ko IPM defalu ko caisse sécurité sociale illégalement lay liggéey. jërëjëf. maa ngi jégalu bu baax mais léegi-léegi da yoo xam ne su ma xoolee billaahi wallaahi tallaahi barke yoon ci yàlla ma xam ne sama xol dafay jeex. di la gërëm baax di la sant. nañ fàttali ko wax yonent bi foofu laay daanelee. mu ne mindeef yëpp alxalqu ayaalullah. ahabbuhum ilallah anfa'uhum li hiyaalihi ñun ñëpp ay njaboot yàlla lañ. mais yàlla pour mu gënal Alaaji Malick ci kaw Cheikh Tidiane nii di wax ak yow il faut Alaaji Malick am yërmande ci Cheikh Tidiane. ci sa alal bopp rawatina nag alal bi ñu bokk ñun ñëpp. jërëjëf. maa ngi jégalu bu baax di masawu Sénégalais yi di leen ñaanal yàlla mi nga xam ne moom rek moo mën a dimbale jaamu. pour dimbalal ñu boppam. jërëjëf. wasalaam. di la gërëm baax di la sant Abou ñoo ko déggandoo. réaction moom. noo ko gisee. c'est important li mu wax nii c'est important parce que tey jii nii moom boo xoolee yàgg naa depuis l'ancien régime tey jii nii da ngay xool les politiciens ñooy transformé wu
en immobilier comprendre nga maanaam jël suuf jël daal tamit sunu xaalis tabax ko di ko louer askan bi. dafa dox de donc ñoom ñëpp tey jii nii c'est-à-dire que tey jii nii même boo xoolee littoral Guédiawaye boo ci amee benn seetlu loolu nga fay gis tey jii ñi fay bëgg ay terrain yooyu yëpp tey jii nii boo leen joxoon terrain duñ fa dëkk tey jii c'est des gens yoo xam ni c'est des responsables du régime donc même d'après le journal L'Info yàggul yéen a ngi doon dégg ne Mame Boye Diao jox na 5000 mètres carrés à un ministre de la République loolu c'est un journal qui l'a dit. L'Info voilà donc ça montre tout simplement que ne li Cheikh Tidiane wax loolu moo am ci réew mi. am na keneen ku nekk si ligne bi suñu beneen téléspectateur bismillah allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi maa ngi lay ziar bu baax. alhamdulilah delloo ziar fan nga ñu woowee. Palmarin. bismillah ñu ngi lay déglu. waaw man maa ngi lay woon keroog di la wax ne affaire ci rajo ci canal bi réseau bi dafa normal. ba léegi nii. mais mu ngi ñëw mais son bi day tàkk léegi-léegi da ngay déglu jàll mais dafa dese daal dafa def bu baax. technicien ñu ngi lay dégg. incha allah xam naa dañ si bàyyi xel bu baax a baax incha allah. jërëjëf di la gërëm baax di la sant. Abou. voilà donc loolu Malick c'est important parce que l'article 25 de la constitution moo ne les ressources financières et les ressources foncières appartiennent au peuple sénégalais. mais peuple sénégalais bi ñu wax daf ne nouvelle génération et future génération. moo tax tey jii nii boo xoolee c'est-à-dire que gis nga demal Europe mais tey jii demal ay dëkk yu mel ne France au moins. am na keneen ku nekk si ligne bi très rapidement allo. oui allo. bismillah. waaleykum salaamaaleykum. allo. allo oui salaamaaleykum. baal ñu nga wàññi télé bi soxna si. waaw wàññi naa ko carrément. bismillah fan nga ñu woowee. man maa ngi leen di woowee Wakaam fii. bismillah ñu lay déglu. waa di àddu rek ci li xew ci littoralu Géejawaay bi. di wax ne ñaaw na torop fu ñaaw yam waaye jàpp naa ne waa Sénégal dañ ciy door a jot ndax ñun ñiy dëkk tànk ñuy Ngor Wakaam yoo ñoo njëkk dund situation bi Sénégal di dund ñun depuis Senghor ñu ngi jël suñuy suuf di ko partager waa nguur gi di ko partager muy muy remembrement des Almadies bi xamante ne Senghor defoon na ko tey boo demee Almadies dañu yaakaar ne Lebu yi ñoo jaay seeni terre te Lebu yi jaay ñu benn yoon seen terre état moo ko def Abdou Diouf ñëw peut-être moom moo ci xaw a tane ñu ñëwati ci Ablaye Wade mu jël aéroport bi tom-tomee ko ak ay nitam yu ko neex ñu pare ci loolu Macky Sall la ñëw taxaw ne injustice bii Lebu yu dund masul am ci Sénégal mais tey dem leen ci piste bi ngeen xool yor leen seen caméra ngeen dem ci piste bi ngeen xool li fa am ay nit ñoo xamante ne ci nguur gi lañ bokk ñoo koy pàccoo ci seen biir Sénégalais lambda bi boo demee à côté les gens vivent dans la promiscuité nit ñi dañu sonn ay mbedd yoo xamante ne c'est sur 1 mètre alors que les gens à côté ñu ngi yor ay maison secondaire te du benn maison secondaire ay laa lay wax boo demee Almadies bi da ngay fekk bi ministre bi am fa benn 500 mètres carrés nga dugg ci piste Léopold Sédar Senghor bi kazaalika nga dem Guédiawaye ñoom nga fay fekk nga dem feneen ak feneen ñoom nga fay fekk mais c'est le Sénégalais qui doit se réveiller en ce moment xeex kenn du ko xeexal kenn yow yaay taxaw nga ne lii dafa war a dakk mais boo xoolee feebar bi xamante ne suñuy politiciens feebar nañ ko mais ba boo ñëwee ci situation xaw ma ci population bi feebar boobu moo fi nekk boo demee ci menuisier bi taf mu njuuj la jaay la njuuj njaaj jaay la jikko bandi boo dee duggee ci keneen ak keneen peut-être au niveau bi li ñu def moo gën a ñaaw gën a salte gën a doy waar mais loolu ngay fekkaat ci bas peuple bi mais c'est le Sénégalais lambda qui doit changer et qui doit dire stop à tout ce qui se passe parce que ñu jël say terre nga war a dëkkee wala nga war a respirer ñu jël ko mel ni littoralu Guédiawaye bi def ci li leen neex alors que la population souffre non c'est inadmissible c'est honteux que ñàkk nañ yërmande soxor nañ trop nit ñi jiite pour man lii soxor la lii xaw ma sax tu n'as même pas les mots et quand tu regardes ces choses-là ça fait très mal maa ngi tudd Maïmouna Cheikh Samb di woote Wakaam jërë ngeen def di kontaan ci liggéey bu rafet bi macha allah. jërëjëf Maïmouna. bon Maïmouna li ma wax c'est important je pense que ne tey jii nii seetlu boo amee benn seetlu boobu ngay gis ne même fi mu wax Wakaam mais yàggul man maa ngi jógee côté aéroport fi mu nekkoon. di ñëw foofu mais c'est très grave fi nga xam ni fa la aéroport bi nekkoon ak li ko wër lépp gars yi def nañ ko ay kër.
te loolu c'était avec l'ancien régime. mais tey jii nii man mënuma di focaliser wu naan l'ancien régime tey jii nii dañoo faloon kenn ki nga xam ni c'est le président en l'occurrence Macky Sall moo waxoon ne injustice yi yëpp dina ko dindi. c'est-à-dire que tey jii la moo tax ñun nga dégg ñu naan le mouvement Réccu Fal Macky parce que lu tax ñun dañoo jàppoon ne injustice ak yii nii yëpp bu ñëwee daf koy régler parce que c'est un Sénégalais aussi ki nga xam ni il est né ici il a fait ses études ici mais tey jii nii boo xoolee tey comme il a dit comme elle l'a dit plutôt. donc tey jii nii da ngay gis benn responsable du régime am des hectares am benn Samba Ndiaye bi nga xam ne amul sax fu mu wéer ndigam pour fanaan fa. c'est très grave. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo sëñ bi. bisimilah. naa def. kilifa gi fan nga ñu woowee. maa ngi wootee Touba. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaye léegi rajo Touba xam nga dafa yàqu. rajo bu Touba bi. allo. allo waaw rajo bu Touba bi daa doxatul. jàppoo leen ko foofu wala. ban dañ koo changé xanaa. allo dañ koo changé wuñ ko de. mais techniciens yi ñu ngi si ñu lay dégg bu baax. 106 xaw ma daan jàpp 106. waaw. 106 bi doxul. 100.6 bi doxul. xam naa suñ mbokk téléspectateur suñ mbokk techniciens yi ñu lay dégg bu baax a baax ak kilifa yi daañu si bàyyi xel bu baax a baax. Abou waaw sànq aussi yan doon joxe exemple France. comme France maanaam boo demee foofu dafa nekk ay dëkk yi nga xam ne au moins dundu askan bi am na fu mu egg ba tey jii nii dina am fu mu dëkk dina am niveau de vie am dina am fenn fu mu egg mais tey jii nii xoolal suñu dëkk yi Sénégal da ngay gis ne benn 1% ñooy dund bu mucc ayib le reste dunduñu sànq maa ko expliqué da ngay gis benn kenn yor des hectares. la koy doyee. est-ce que mën na ci tënk moom kese mu aaki moo ay hectares. yàggul yéen en fait c'est l'actualité mooy affaire Babacar Ngom bi mais kooku benn kii la rek la face visible de l'iceberg la ngay dégg ay Abdoulaye Daouda Diallo ay kii c'est-à-dire que ku toog daal fonin yow en fait suuf si yaa ko moom alalu askan bi yaa ko moom déet. te warul demee noonu. warul demee noonu moo tax nag askan bi moo war a jóg. askan bi tey dafa war a jóg. xam ne lii ñu moom muy suuf si muy koom-koom bi ñun ñëpp a ko bokkoo dafa war a jaar ci yoon. am na keneen ku nekk si ligne bi allo. Alaaji Malick. bisimilah Dame. waaw ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah di la fay. di nuyu bu baax a baax invité bi. mu lay dégg bu baax. Alaaji Malick. waaw Dame. man président Macky Sall dama ko yërëm xamal tax. lu tax. c'est quelqu'un boo xam ni il est plein d'ambition mais malheureusement ñi ko wër bëggante wuñu seen biir léegi yow boo nekkee njiit nga jiital ay nit ñoo xam ne bëggante wuñu seen biir lan mooy xew li xew littoral Guédiawaye bi xew Malika ak feneen moom mooy am. ils sont obligés jël alalu askan bi jël suuf si di ko paccoo seen biir may encourager bu baax a baax invité boobu nekk ci plateau bi. ndax ñun lii la ñuy soxla ay nit ñoo xam ni bu ñuy saaxee alalu réew mi dañuy jug taxaw bañ ko ba fa bañ yem. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax encore une fois de plus. mais kii Dame yaa may dégg. waaw maa lay dégg foofu nag Malika foofu tout se passe bien foofu wala. mais c'est la même chose. ce qui se passe à Guédiawaye. mais loolu mooy xew Malika déggoo coow bi amoon temps yi. bien sûr. mais. moo tax ma la koy laaj. voilà ITV dama leen di ñaan ngeen ñëw ngeen def visite Malika ngeen xool. ñëwoon nañ fa sax. Malika amatul suuf on a tout pris. et personne n'en parle. doy na waar. personne n'en parle doy na waar personne n'en parle. di la gërëm baax malheureusement les maires sont là pour leur propre intérêt kenn xamul affaire lu muy ndiroon. di la gërëm baax nga baal ma. oui très rapidement. oui démb vraiment émission bi. rafetlu nañ ko bu baax a baax sauf téléspectateurs yi bëggoon nañu dugg vraiment. waaw ligne bi moo amoon ay jafe-jafe rek. waaw vraiment parce que question yu mel noonu dafay soxla. téléspectateurs yi vraiment di joxe seen point de vue. dëgg la ñu ngi siy jégalu bu baax a baax. waaw vraiment mais émission mo à part ça l'émission était vraiment parfaite macha allah. jërëjëf di la gërëm bu baax di la sant. ñoo dégg noonu gis nga gars yi moom ñu ngi kaas rek. waaw mais c'est un phénomène national. parce que man damay xeex dégg waa Kirène woo ma na ma Abou ma leen waa ñun tamit la même chose moo am Kirène. foog nga ñëw fii aussi nga gisanteeg jeunes yi ñu xool nan la ñuy initier benn marche
wala ñu génn ak presse bi daal di dénoncer nekk Kirène waa Gandiaye woo ma ak waa Ndiass. Ndiass Malika bi muy wax nii ñun on est en train de réfléchir sur un grand mouvement bi nga xam ni day jógee Tivaouane Peulh. ba pare laal Malika ba Cambérène waaw waa Malika waxtaan nañ ba jox nañu seen accord. donc yàggul lañ ñu ngi foon ñoom jox nañu seen accord. ñu ngi travailler sur loolu ba littoral bi maanaam de Tivaouane Peulh ba Cambérène benn mouvement lay doon. am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va waa DTV ñoo leen di nuyu. bisimilah yaa ngi en direct si ITV fa nga ñuy woowee. waa ITV maa ngi leen di woowee Guédiawaye. bisimilah la déglu. waaw problème littoral bi ñuy wax Guédiawaye. dafa am foo xamante ne tey jëm ci gàddaay bi ay àll kese la. agresseurs yi yëpp woyu yi fa la ñuy nekk. foofu nag dañuy ñaan état ñëw def fa projet boo xam ne tey jariñ na waa Guédiawaye. wante ma dégg sa. allo allo oui. soo mënee baal nga déplacé wu su ko defee tamit ñu déggin bi gën a mën a jàpp ni dana am solo trop. waaw ma ni foofu ci Guédiawaye. dafa am foo xamante ni àll la. filaawo yi yëpp dagg nañu ko. mu doon tuurukaayu mbalit. foo xam ne tey état bi war na mën a jël responsabilité ñëw defar ñu ko loo xam ne tey dina jariñ askan wi. soit que marché soit que école soit que yeneen moo gën benn àll boo xam ne tey dara nekk fa muy vide. ma di gàtt sa invité bi wax ni dañu war a toj kër yu nekk Guédiawaye mais moom mooy kan bay digale pour ñu toj kër yu nekk Guédiawaye. nit bu ñuy nekkee ci plateau di wax ñu koy déglu dafa war a wax lu rafet. ciment fer mu seere ay nit ñu jënd seen terrain moom kenn xamu ko mu taxaw publiquement naan dañu war a toj zone bu nekk Guédiawaye bu kenn xamu dafa war a wax lu jariñ askan bi. jërëjëf. merci beaucoup. jërëjëf. Abou mooy lu ma la doon wax sànq. toj bi dina xaw doy waar damay leeral foofu peut-être comprendre waxuma ne dañuy toj kër yi nekk Guédiawaye dama ni kër yi nga xam ne dañ ko tabax ci bande bi. tamit c'est loolu agression contre l'environnement la. kër yooyu ma ne nañ ko toj xool lañ leen di dédommager loolu c'est simple. waaw bu mu laa la wax sànq mais man la mu ngi ci bande bi xam nga moom lu mu la wax nii moom laa la doon wax sànq. toj bi aussi dina doy waar de. non tabax ba pare ñu ñëw toj mais fenn foo loolu xam dina métti ni yoon Malick foo xam ni yoon moo ko protégé. tali bi kenn du fa dem di fa tabax. ku fa tabax nañ ne la fii tali la oto ñoo fay jaar. mais la même chose forêt bi. mais waaw xam nga problème mooy waruñu leen woon seetaan. waaw ba mbir bi am. ba ñu bàyyi leen ñu tabax. waaw mais Malick combien de dëkkuwaay la ñu toj aussi foo xam ni sax du bande de filao moo fa nekk wala du environnement amul benn agression de l'environnement ñu toj ko. ay si Tobago te joxe naa kaawu gàddaay. ak feneen ak feneen. mais tey jii nii leeral naa askan bi bu baax que ne dama ne foofu yoon moo ko protégé. kii tabax ak aussi ñi nga xam ne c'est des fonctionnaires de l'État ñoo ma gën a xam li may wax. kon bu ñu demee tabax fa donc dañoo topp seen bakkan ñu tabax fa. tey jii nii il faut que ñu recouvrer suñu bande de filao. am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo allo. allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah. sëñ bi ñoo ngi leen di ziar. alhamdulilah delloo ziar fa nga ñu woowee kilifa gi. maa ngi Serigne Dramé Pikine tali bu mag. bisimilah Serigne. waa dafa dégg ngeen wax mu am solo lool. ci wàllu littoral bi ngeen di wax. waaye gis nga mbir mi Sénégal yëpp la. àll baa ngi toj ak tooli jàmbur yi ñuy nangu. ci di ko teg ci ne mënoo ko exploiter. ñu di ko jël di ci def lu leen neex. man dama jàppoon ne état dafa war a sensibiliser nit ñi am ay tool ñu am ay këyit soo amee sa tool mu ami këyit ku ko soxla bu ñëwee loué nga am ci mu am ci njaboot gi bañ a tasaaroo ñëpp di daje ji Dakar parce que loolu moo tax ñëpp daw ñëw toog biir Dakar fi mu nekk nii koo xamee ne ma su yor 500,000 nga ñëw tegal ko maletu xaalis sëriñ bi waxuma la li mu moom waaye leneen lu mën a boobaale jaay la ko sax dina ko def bu ko defee xale yi du ñu amati suñu xëy ñenn ñi daw ñëw Ndakaar ñi ci am jom di liggéey di yónnee ñi ci des fa ba ngeen dajale ñu sàcc ko parce que lu ñu lekk suuf xam nga loolu du solution ni ñu sensibiliser nit ñi surtout waa àll bi man foofu laa yow gën di waxee
ñu wutal leen ay këyit ku ne la nga moom lu mu néew néew ñu xam ne lii yaa ko moom. parce que pourquoi pas mënuñu ko exploiter nga nangu ko waa léegi ndax si am ay étage ci ville yi tey te mënu sa dëkkee yëpp lu tax duñ nangu li ci des joxe ko nga dem fekk kee ci àll ba nga xam ne lii war na ci mën a jëriñu moom ak njabootam yaakaarul ku dul état da nga koy xamal mu am këyit moom ay toolam su ko defee ngeen interdit jaay tool ñuy luwe ñëpp di jëriñu njaboot gi bañ a tasaaroo àll baa ngi toj gone yi daw yépp ñàkk fu ñu bayee ak ñàkk moyen moo leen jàpp fi mu nekk bu ñu mënoon di am di luwe su boobaa danañu am lu ñu dundee. te du tee danañu am lu ñu bay bu ku nekk fa nga dëkk la gën a. jërëjëf. état bi na dimbali nit ñi moom la ñu yaakaar ñu yaakaar ko ba pare far la daloon bukki moo ko dal bukki dafa toog njaboot bi wër ko mu ne dafa sonn mu ne leen daw leen dem fële am na nag bu dee foofu njaboot gi daw di dem poussière bi bare mu ne leekat du neen far daw topp ci. jërëjëf. moom lu mel noonu ko dal nañ ñu dimbali. waa ji wax léegi itam di tontu sama waa ji moom laay waxal Sénégal kenn waru fee wax kenn naan kenn xamu kook moom mooy kan ngëneel ak ku suufee ku ma kowe tegut la foofu fii nga toog ni yow luy jëriñ ñëpp ci ngay wax donc fekk yaa ngi am jikkoog di kii mooy kan yow yaay kan yaay lan yow yaa ngi bëgg a doon beneen nit kii doon leneen moom maanaam da ngay doon dërëm daal moom muy tànk xam nga yooyu wax moom daal rafetul de. jërëjëf di la gërëm bu baax di la sant Abou ñoo ko déggandoo de. waaw mais li mu wax dafa am solo parce que maanaam man damay gis benn paradoxe la bu ñu nee dañoo bëgg Sénégal nekk réew bu émergent. te tey jii nii maanaam baykat bi suuf bi mu waroon bay. parce que moment bii ñu toll nii tey jii nii baykat bi dañ ko war a dooleel. jox ko ay moyens jox ko suuf su doy ngir mu mën a bay loolu daal di feeñ ci maanaam koom-koomu réew mi mais tey jii baykat bi bu amatul fu mu bay li mu wax nii dafa garaaw xam nga ñu ngi wax ay littoral de Guédiawaye ak Dakar ak yooyu noonu mais li am ci àll bi moo gën a yéeme parce que fi ñuy doon bayee la ñu nangu seen i suuf te ñoom ñu ci bëri dañuy bay di dundee. peut-être que ne Dakar fii sax di nga dem lijjanti ñëw dundee mais ñoom ci li ñuy bay ci loolu la ñuy dundee. te tey jii nii man dañuy interpeller encore une fois muy le président de la République muy Macky Sall. que ne aussi bu nekkee benn président la bi nga xam ne dafa bëgg ñëw jëlee Sénégal ci fenn yóbbu ko fenn aussi ci dox jéego jëm ca kanam soxali koom-koom bi foog mu dooleel baykat yi aussi suuf si foog ñu répartir ko d'une manière équitable. pour ñu daw lu ñu naan injustice sociale. gis nga nit ñi bu ñu amul fu ñu fanaan ñëpp yam ci. des logements sociaux c'est important. bu ñu doon naan dañuy déclassifier forêt wu Guédiawaye bi mais mu tabax fa ay logements sociaux Guédiawaye c'est une localité pauvre. ñu jël ay nii ne lii mooy critères yi mu bañ a nekk partisan comme ni ñu ko doon defee ci aide alimentaire yeeg bourse familiale yeeg yooyu noonu mu nekk loo xam ni pour askan bi la def ay critères yu rigoureux. jël nit ñi jox leen logements sociaux je pense que loolu baax na. moo gën xale yi di taxawaalu ay am fu ñu fanaan wala mu am benn jegeyaate boo xam ni seen kër yi ba day loolu moo leen dugal ci ay délinquance ak ci yenn jikko yu bon. kon daal littoral Guédiawaye nañ ko bàyyi waa Guédiawaye. nañ ko bàyyi ngeen gis seen bopp ñu déclassifié ko. mais en résumé daal loolu nga bëgg a wax. non damaa opté pour ñu renouveler bande filao bi. mais bu ñu demee ba mënul ñàkk. dañ ko utiliser pour l'intérêt public loo xam ni maanaam askan bi yëpp ci jël gis seen bopp. te man ba léegi damay prôner. ay logements sociaux ñu def ko ay Guédiawaye parce que am na ñu bëri ñi nga xam ne amuñu terrain nañ xool seen ancienneté ci ville de Guédiawaye xool ñii kañ lañ ñëw Guédiawaye ak yooyu noonu ñooñu ñoo fa yelloo am terrain mais pas un conseiller bi nga xam ni conseiller kese la wala politicien kese la ne dama fay am terrain c'est-à-dire que réew mi il faut aussi foog ñu am benn OFA bi nga xam ne tey jii ñëpp benn lañ amul man dama am tur que damay am fële kër wala affaire yi wala man ministre la wala maire la déedéet yaay kan tu es un simple citoyen au même titre que keneen ak keneen.
te alalu askan bi ñëpp ci yem. am na solo amul kenn koo xam ne daf cee Abou Mbaye di la gërëm bu baax di la sant waxtu bi jeex na. voilà di la gërëm bu baax a baax mooy occasion bi nga ñu may. ñu waxtaan ak sénégalais yi ak waa Guédiawaye ci affaire suufu kii bi littoralu Guédiawaye ak aussi d'une manière générale ci suufu askan bi. Abou Mbaye di la gërëm bu baax di la sant ma fàttali yaay coordonnateur du Front pour la sauvegarde du littoral de Guédiawaye di la gërëm baax di la sant mbokk téléspectateurs yi yéen tamit amul seen fay di leen gërëm baax di leen sant ak mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñu doon suivre ci page ITV Sénégal Facebook ba suba incha allah.